salaamaaleykum mbokk internet yi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam tey nag ñu ñëwaat génn ci beneen facette am invité boo xamante ne nii peut-être ñu bëri xaaruñu ko woon ci facette bi ñu ko invité mais tamit puisque journaliste la animateur la ñu koy gën a xam ci turu Grand Samir Seck ñu nuyu ko parce que yéene wéyal waxtaan bi Grand Samir ñu ngi leen nuyu baal nga nuyu mbokk internet yi. macha allah Leuz ñu ngi lay fay nuyoo bu baax a baax di la di ziar mboolem waa senflash.com. di ziar tamit internet yi nga xamante ne ñu ngi topp site bi di ko suivre saa su ne ndax nee naa ñoom ñoo ñu fi bàyyi seen yitte mooy suñuy bëgg-bëgg kon yàlla na tamit waa wax suñu xalaat ci li nga xamante ne mooy xew-xew yi réew mi ndax nag bu dul dara ay citoyen lañ te ci réew mi lañ dëkk kon nuyu nañ ñëpp jël nuyoo yëpp nag teg ko ci loxol Serigne Cheikh Sidi Mokhtar ñaanal ko yàlla sama borom taas ñu ci barkeem waaye Serigne Mountakha mi nga xam ne moo ko fi wut itam sama borom oyofal yan bi ci kam ak mbooleem xalif généraux yi ci biir réew mi kilifay aada kilifay cosaan nuyu nañ ñëpp siyaar nañ ñëpp jox nañ ñëpp seen wàccuwaay Leuz. allahumma amin dégg nañ nuyoo bu am solo boobu mu nuyoo waaye Samir tey ñu ñëwoon pour waxtaanee ci li nga xamante ne nii mooy xew-xew yi xew ci biir dëkk bi. particulièrement bu am bu nga xamante ne nii moo ci mujjee xew muy ku ci mel ni directeur général bu ISEC di Mamadou Diop. coowam bi dox ci diggante ak Dieyna xale bi nga xamante ne nii ràññee woon nañ ko grand public bi xamee woon nañ ko à travers ce petit gallé bu TFM di def. tey jii mu am coow ñu dem ba ci biir ñu giñ ko ci ëmb mu ne du moom ba ay piège am ci ay vidéo lu nekk am ci. tey jii moom ci rôle bi mu am nekk directeur école nekk éducateur yor école boo xamante ne nii nekk na ci école yi ñu gën a ràññee ci réew mi. mu dem tey jii ba def erreur boobu ak xale bu ndaw bi mu ko defal coow li am ñu bëri ñu nga xamante ne nii dafa bëri ay branche parce que ñii sénégalais yu bëri ñoo ngi naan seen petit gallé du yoon. ñeneen ñi naan éducateur lii du cëram ñeneen ñi naan dafa utiliser xaalis tey jii cooloon noonu buñ ci bëggoon a waxtaan ou pour commencer fan quoi. waaw Leuz indi nga lu pertinent loo xamante ni vraiment xëy na dañ ciy wax suñu xalaat ak li nga xamante ni mooy liñ ciy jot a dégg. à travers presse bi ci ñi jegeñaale yi kenn ku ci ne li muy indi di ko fi wax. mais mooy li may wax fi mu toll nii bu fekkee dañ ciy analyser suñu xel mu gàtt suñu xalaat mboolem li xew lépp. part de responsabilité yi. li ci ëpp doole dafa pesé wu ci kawam. ci kaw Mamadou Diop. waaw d'après li ñu gisagum ak li ñu déggagum. mais ñu ci bëri tey ji cas bi ndax am na ñeneen ñu nga xamante ne nii tamit laal la leen wala lépp dañ koy jox Mamadou Diop wala seen petit gars daf ci am influence parce que dañu gis ne xale bi affaire complot bi mu amee après ràññee nañ ci yeneen ñaari xale yu nga xamante ne nii tamit ci seen petit gars la ñu nekkoon amaana moo tax ñu gën leen a sex ci coow li. waaw xam nga mooy li ma la fi mu toll nii ñooñee ñëpp kenn ku ci ne bi mu ci duggsee. dafa ñëw pour apporter benn fésal moom li mu def ndax gannaaw bi mu defee ba pare dafa miim. ñun ci information yi ñu jot loolu lañ ci xam. mais ñee miim gi mu miim moo leen naqari ba tax ñu dem def li ñu def ba tendre ko piège ba indi joxe ay preuves à l'appui. defe naa justice am na lu muy wax. dëgg boo gis dafay am seede dafay am lu koy tungóob xale yi dañoo fexe ba biñ gis dëgg gi bi ñu ko waxee ba noppi dañoo dem uti seen i tungóob ngir indi ñëw dëggal loolu la ñu wax. muy vidéo bi ñu def. muy vidéo bi ñu def. donc mu doon loo xamante ni mooy li ma la wax ne la toor yi dafa ëppee ci kawam. toor yi dafa ëppee ci kawam parce que benn wax nga ko en tant que directeur école. bokk ci école yi nga xam ne actuellement ci Sénégal école yi fi gën a riche ci la bokk. école boo xam ne kenn tey xale bu ne bëgg na fa jàngee. kon moom jàngalekat bi mu doon lan la doon jàngale. mais tey jii ci biir coole bu ñu xoolee ba xool dafay mel ni tamit parent ki nga xamante ne ni mooy xale bu jigéen bi parce que am nañ ay sources d'après xewal TV ci YouTube bi gis naa benn vidéo waa ji di expliquer que ni affaire bi yàgg na que Mamadou Diop dafa amoon ay relation yu personnel ak xale bi magu xale bi doon na jàngee ci école am ba mu ràññee xale bi ñu fa daan déposé xale bi à l'âge de 10 ans ba après par la suite connaissance bi wéy mais tey jii est-ce que tamit parents yooyu noonu amuñu ci part de responsabilité parce que jël sa doom jox ko nga xamante ne nii amaana xamoo juddoom xamoo dara ma dafa rafet nii rek nga jox ko sa doom ba lii fekk la ci. waaw xam nga foofu bu ñu fa duggee dafay doon loo xamante ni mooy li may faral di wax am na ci loo xamante ni ku la ko defal gagner sa confiance parce que nit confiance am rek la am. dañuy faral damay dégg benn proverbe bu tubaab muy wax ni en amour comme en politique seule la confiance gagne léegi nit ki boo fexee ba gagné confiance am loolu su ma fexee woon ba gagné sa confiance nga dénk ma sa doom. mais est-ce que confiance bi war na yomb gagné ko. non du yomb mais xoolal. est-ce que confiance bi teraanga kese war na ko lal. waaw xam nga teraanga dafa bëri ay fan dafa yaatu. mais dafa ñëw fekk xale boo xamante ni dafa am carrière am avenir moom mu jaral ko mu ñëw sacrifié wu ci xale boobu ngir mën ko coacher ménager ba mu jël ci voie bi mu war a jël. kon moom bi mu ciy départ d'après information yi ñam bi muy départ mi ngi woon ci cadre doon directeur. kon dafa dem ba ci biir mu am lu ko dab. waa léegi seytaane moom defe naa ne ku dul sunu maam ja Seexul Xadim tawoo ko waaye
sa bakken rek moo la koy may sa bakken mooy tax mu yóbbu la saa su ne booy am tuuti looy xentu ci sa bakken mu yóbbu la waaye bu dee dëgg rek Sëñ Tuubaa képp moo te seytaane te seytaane moom ñun kenn tewu ko ci waaye ka mu gën a gaaw a jàpp mooy ki nga xam ne da ngay demee sa bakken. mais kon mu mel ni tey jii suñu xoolee Mamadou Diop dafa comme ni ñu mën a waxee dafa demee bakkanam parce que da doon xool xale bi bëtu élève peut-être dem ba ci yàgg comme xale bi mu am 10 ans la ko xamoon xale bi di def ay évolution di progresser di màgg ci physique ci lépp ba abus am ci. waaw léegi xam nga loolu boo ko waxee man ak information yu ñu am xale bi moom moo njëkk feeñuwaat après ba mu fi jógee woon. dem ko waa ji fekkee Kolda moo ko feeñu si waat ko damay woy kon xam nga mooy li ma ci fa ñu déparé waatee donte xamee amoon na mais fi ñu déparé waatee dafa jar bàyyi xel mooy xale bi moo ñëw feeñu bi mu feeñoo pour bëgg ñu gérer ko carrière am moom mu wan leen confiance bu mel ni que ni mën na ko gérer parce que il avait les moyens il avait toutes les possibilités pour mu gérer ko. en plus doomam nekk woykat. léegi nag tey jii gannaaw moom nee naa la cadre directeur bi mu doon man toujours boobu laay gis casquette boobu noonu dafa garaaw parce que ñaata doomu aadama la jàngal ñu réussir ci réew mi ñaata doomu aadama la jàngal ci réew mi Sénégal gi ñu nekk. nee naa la sànq tey jii bëri na ci élève boo xam ne bu dara desul pour moo a man boo nekk foo bëgg a jàngee mun la ISEC mais guddi yooyu ñu toll nii benn élève bëggatu la jàngee ISEC. loolu tamit bëgg nañ cee ñëw guddi yu ñu toll nii mu mel ni ISEC dafa jaxasoo ndax moom soxnaam si fa nekkoon sax d'ailleurs dafa ne day quitter école bi xaw a jaxasoo maanaam climat école bi tamit doon nañu yitteel comme yow journaliste nga yaa ngi ci terrain bi. nga waaw léegi foofu am nañ ci loo xamante ni itam lu certes la lu wér la loo xam ne mën nañ ko teg ci taabal ji. ndax ISEC actuellement peut-être xëy na xel yi ñooy xaw a jaxasoo. mais ISEC ak ISECam école bi institut bi mu doon. ak élèves ya fay jàngee ñi ngi jàngi normalement. amul benn problème grève wuñu tooguñu meruñu wala peut-être kenn ku ci ne bu amee loolay naqar itam yaa ngi koy dund intérieurement mais ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk fi mu toll nii parce que yaa ngi tudd madame Diop mais madame Diop jógee na ISEC depuis problème bi mu commencé soulever il y a 4 5 ou 6 mois ci la am jóge foofu am nañ ci lu ñu leer mais boobaak tey jii ñi ngi koy gérer ñi ngi koy maintenir parce que dañoo toll ci moment boo xam ne sax nag ku fa wane leneen lu dul la nga war a def dañuy yàq école bi carrément parce que dañuy yàq tur bi ak réputation bi. alors que école bi mérité wul réputation boobu. école bi mérité wul réputation bi mais tey jii tamit boo amee kër gi dëkk ci kër gi jàmm lañ fi mos a gis nga génn ci mbedd mi def njombi kam dinañ ci xalaat kër gi ba tax na dem nañ sur le terrain jéem a gis ay élèves ISEC particulièrement gisuñu leen mais même yeneen élèves yoo gis dafa mel ne cas bi dañ koy daw kenn du ci wax. soo waxee dañ naan la non affaire de mœurs la expliquer la affaire yooyu. te pourtant tey jii Youssou Ndour bi mu génnee son bi góor dafay gaaw mbaa muy luxus. te gis ci dem micro-trottoir askan wi di ci wax mu mel ni ñun tamit suñu askan fi mu ne nii man pour man jàpp jotoon nañu dugg ci école bi def ci benn documentaire xool ñenn ci xale yi. ba xam musula sëg ak ñoom parce que kuy sëg ak xale tey jii ku sëg ak xale bu am 13 ans nga am doom bu am 15 ans bu mu yàgg a gisanteel sa xel dina ñaaw est-ce que tamit jotul ñu gëstuwaat bu baax a baax. waaw gis nga ci Leuz gis nga jamono bi ñu toll nii tembe nii olof dañ doon faral di wax naan daw bërëc ci ngóor la bokk. waaye dégg naa mag mu baax nee na ma jamono yu ñu toll ma naa mu ne ma daw bërëc ma naa mu ne ma ci njàmbaar la. parce que dañ toll ci moment boo xamante ni kenn yilifatul kenn déglootul kenn ku ci ne da ngay jéem a demee sa esprit yu boobu te pourtant bu ñu référé woo ci mag ñi référé waat ci mbindum mag ñi ñoom ñëpp kenn ku ci ne am mbindam mu jëlee ko ci yonent bi te alayhi salaatu wasalaam nañ delluwaat ci suñu borom te jël lépp wàcce suñu borom kenn ku ci ne la war nga di ci taxawee saa su ne parce que loolu defe naa ni mooy li war kenn ku ci nekk ci ñun ci ñu ko sañ a wax mais gis nga maslaa bi ci réew mi tey jii moo jur dégâts yi fi xew yi yëpp rey ndongo daara yi violé xale yu ndaw a ndaw bu bërki dem bi dégg nga ko xale bu jigéen ñetti at kon ci ban réew lañ nekk wala boog dañuy dégg daal di bëgg a gëm ni kon la mag ña waxoon dañoo toll ci aaxiru samaan muy mujj jamono parce que ci lañ ñëwoon ci la lépp di xew kenn déglootul kenn ku ci ne xelub bomp kay demee yaa ngi koy wax ci sa yenn débat yi ñi nga xamante ni toi et moi la ñuy dund buñ la takkee rek nga ni sa appartement nga jëm boo seetloo ñi ci ëpp boo ko xool guddi yi ñu toll ni fi mu toll nii sëyeetuñu te ñu nga yor seen i appartement lañ fay dund réellement est-ce que xam nga ko. mais mu mel ni tamit yow appartement yooyu war nañ ci def benn entre parenthèse bu ndaw parce que maa ngi gis comme ci internet bi Xalaat TV def ci benn série bu daw ci dëkk bi actuellement peut-être du débat bi mais réewoo leen la tudd ñu mu mel ni dañ ciy def genre dañuy wane ay góor jigéen di leen wane nii ñuy def seen i feewu góor jigéen ci télé bi affaire yooyu yow koo xamante ne nii ci wàllu woowu ngay yëgu est-ce que tamit loolu noonu jotul ñu xoolaat ko producteurs yi ñuy film yi ñuy tegal amaana ñuy wax olof ay sénégalais di ko jouer suñu rakk yi suñu doom yi di ko seetaan di xam ne ñun ñii ak ñun ñooyam suñu màggee comme ñoom la ñuy mel ñuy def lu ñaaw ci télé bi est-ce que tamit loolu jaadu na pour éducation soog a ñëw.
gis nga boo ma ci laajee suma xalaat man personnellement dama naan ci li ëpp ci li yàq réew mi ci lañ bokk parce que ñu ko jiite ñooy ñan ña ko moom ñooy ñan. est-ce que amul influence ci ginnaaw. non ñoo influence bi dafa majeur mais lu tax ñu mu majeur ba pare te am ñu fi toog war a saytu image yooyu war a saytu vidéo yooyu noonu ba xam ndax jaar na ci yoon bala ñu koy diffuser ana ñooñu am na ñu yor wàllu woowu. ah mais ñooñu tamit est-ce que du lobby bi dafa yaatu. moo tax man la kon aña ña ko moom dafa am ñu moom loolu. loolu lay xeeñ dafa mel ni. non amul loolu lay xeeñ moo fi ne. gars yi dafa am ci yu ñu wéeru yoo xamante ne ni ñoo ñi nga xam ne actuellement nii ñoo maîtriser le monde parce que lii xew lépp fii ci dëkk bi moo tax man la sa ank kenn dégluwutul kenn. tey jii wàllu appartement boobu nga doon wax gisoon nañ fi benn série bu daw dina ma neex ñaari xale yu jigéen la yor seen appartement chaque jour góor bu ñëw ak benn xeetu mbaraan bu bees bi ñu koy mbaraan bu ñu sukkandikoo foofu ñëwaat ci kaaw Dieyna bi dégg nañ ci waa ji ma la doon wax sànq Xewla TV muy expliqué que ni jëlal na ko 6 appartements loolu laa la bëggoon a tontu. démb bi ñuy wax ñun am na ay renseignements yoo xam ne comme quoi que ni démb bi ñuy wax naan dañ leen doon yóbbu pour def test xawma affaire yooyu noonu. c'était pas vrai mais ñoom boobu dañ demoon ci appartement yi nga xamante ni xale bi dafa lem ay appartement yoo xam ne ay appartement la woon am yoo xamante ne ay kër la woon famille ne ci ñu jox ko ci benn affaire ke mu dëkk fa donc ñooñu lañ demoon doon seeti ji pour mënde seen enquête moo tax affaire bi fi mu toll nii kenn ku ci ne li nga ci fekkee li nga ciy gis li nga ciy dégg nga ciy wax parce que comme dossier bi mi ngi ci yoon dina atte quoi parce que tam Sénégal bi ñu nekk gannaaw dañuy wax ne dëkk yoon la non yoon boobu aussi dafa war a tege muy ki def loo xam ne dafa jar a sanctionné ñu sanctionné ko ba ñëpp xam ni sanctionné nañ ko te sanctionné mu doon benn sanctionné boo xam ne ni ku ko dégg di nga ni kii mérité na loolu. mooy yoon moom la justice def liggéeyam quoi. mooy dëgg. mais tey jii coow li tamit ku ci mel ni Bouba Ndour ak Ngoné Ndour il faut amuñu ci part de responsabilité seen petit gaale parents yi ni ñuy bàyyi seen doom yi ñu dem seen petit gaale jël sa doom bàyyi ko pendant des jours ou des mois muy dëkk ak yeneen ñoo xamante ne nii peut-être yar yi bokkul kenn benn sac pompiteer bu nëbb bu ci duggee day yàq ci des yëpp est-ce que tamit loolu amu ci influence. waaw xam nga mënu cee ñàkk influence mënu cee ñàkk bañ def influence parce que tam mag ñi dañuy faral di am lu ñuy lépp nee na ku ñu fekk ngay ku ñuy jiiñ noo xool fekk laa yeelu liir yow mënatoo wax ba set ca te tudd biñ leen ciy tudd parce que moom peut-être dafa amoon ay liens yoo xam ne da ko boole woon ak ñee yu direct yu réel ñu ngi ko doon dund kon kenn ku ci ne dafa am part de responsabilité boo xam ne moom lay yoroon pour war ko mën a matal xaw ma ñee matal nañ waaye moom matalul bosam ndax moo tax ñu dugal ko ba dugg foofu noonu benn ñaareel bi nag mooy fi ne gis nga moo tax ci départ wax bi man la bu fekkee problème bi 100% la moom 75% yi mbaa 80 yi moom du ci set peut-être 20% yi la ñuy xool kan ak kan lañ koy séddale muy li nga wax sànq part de responsabilité yi famille xale bi malgré confiance la leen gagné mais waroon na mën a am topp bu ñu koy topp di suivi di xam parce que dem nañ ba affaire bi am 6 mois mu door a kalaate pourtant madame Diop la ko fa jëlee bi problème bi commencé y a 5 ou 4 entre 5 et 6 mois boobu la fa jógee. mais moom ñenn ñoo xamante ne nii tamit ci askan wi dañ leen di laaj ñu ne ñoom d'accord ne seen petit gaale am na ci benn effet puisque xale bi paa bi moo ko jëlee Kolda indi ko fii après mu dugg seen petit gaale génnaat na seen petit gaale dara soog ko dal loolu tamit est-ce que du raison peut-être. gis nga Leuz. man personnellement su ma yoroon sama doom ju jigéen. lu carrière am baax du ma ko jël. du ko dugal seen petit galle wala feneen ak feneen parce que da ngay jàpp ni bu dul foofu du réussir te gis nga réussite yàlla moo ko yor kii osé gëm ni li muy réussite bi yàlla moo ko yor bu jógee nekk ca dafay am ay résultat mais pourquoi ñu ñëpp bëgg a jëlandoo benn affaire rek viser ko mais man affaire boobu man d'accord ma ci parce que période bi muy xew ñoom ñëpp dañuy ànd ak xale yeeg góor ñeeg jigéen ñi parce que genre colonie de vacances la bu ñuy ànd di dem durée bi yëpp man sama doom ju jigéen bu fanaan benn fan sama biir kër bu subaa moom benn fan moom laa mën a muñ mais ñaari fan mënu ma ko muñ wala fu mu nekk ñoo fay nekk parce que doom dafa am benn part de responsabilité mun ngay wax li nga bëgg a laaj ci parents yi dañ loo xamante ni ndénkaan la boo lëggee dañ lay laaj noo ko yoree woon waajur amul dara lu ñu koy laaj yomal xam lu dul nu mu yore woon ak njabootam kon il faut ñu bàyyiwaat xel suñu bopp référé waat ci mag ñi. mu mel ni mën nañu xoolaat bu baax a baax lu ci mel ni ay seen petit gaale xool xale yi nu ñuy def ba duñu peut-être fanaan nekk ay at fan ay weer affaire yooyu mu mel ni loolu doon na ci peut-être nekk solution bu fekkee mënuñu ko arrêté. gis nga Leuz. du ma randu ci li ma wax. d'accorduma ci parce que xam nga tax fecc ak woy la ñuy jàngale
man damay def li sama maam xam ci li ma judd ci li ma yaru yii xew nii yëpp nasaraan ñooñu ko fi indil ci kaw lan ci ban science lañ jaar ba dugal ko fi nii suñu autorité yi ne fi suñu kilifa yi ne fi ñi ngànk réew mi ne fi moom laa lay wax sànq kilifa yi ne fi mais kenn déglootul kenn te ñooñu am na ci loo xam ne ñoo ko war a saytu balaa kenn ko du ko xool tey jii bu ñuy wax ministre de l'intérieur bu taxee ci réew mi fi ne lu fi waaye war a mën a dugal wala fi ne war na ko saytu ba xam lii mooy lan ak lan la mën a jural réew mi ministre de la santé ndax fan yi moom it toogul nelawul donte mi ngi am ndam ak keneen ak keneen ak keneen ak keneen mais gars yi dañu li ñu leen dénk toppuñu ko à 100% suivruñ ko ndax dafa am leneen luñ teg ci kanam loolu lay niru mais buñ la dénkee aw askan da nga war a sàmm askan wi kon ñoom dañoo war a sàmm gi ñu war a sàmm nag ñun itam ñu nangu ko ñu sàmm ñu mën a am ndam mais da ngay dugg police tali bi rek ngay gis ay policiers ñaata doomu aadama ñooy dee mais duñ dee ci kaw tali bi ci biir koñ yi ci biir mbedd yi ginnaaw école bi bayal ba te peut-être moyen boobu la mënoon emprunter pour jaar foofu dem mais fa lañ koy koje wala bu ñu ko defee lañ koy def ba pare foofu lañ koy indi. mu mel ni bu ñu déggee bu baax mesure de sécurité nga bëgg dafa des ci réew mi yaa ngi nii booy dox da ngaa doon góor yàlla am foo jaar ak foo jaar moo tax doo xalaat lu bari mais sa fukki morom bu ñu wàccee duñ jaar fii ngay duñ jaar ci corniche bi xalaatuñ ko wala bu ñu fiy jaar oto lañ fiy jaar di fi daw ju nekk téeméer mais góor rek yemb rek ànd ak sagom di nii rek du jaar ci corniche bi. kon sécurité amu fa. lu ciy saafara sécurité. waaw léegi gannaaw ñoom ñoo yor ñun ñoo leen fal. ngir ñoom ñu nekkal ñu fi. waaw léegi bu fekkente ni ñoom capable yu pour xam ñoom lan moo war ci askan wi waaw nañ jox léegi ñeneen ñëw toog as gor bu ñu la dénkee dara te mënoo koo sàmm mënoo koo doxal da nga koy bàyyi ñi ko mën a doxal ñu doxal ko as gor te loolu la mag ñi jàngale woon waaye ñu dénk la loo mënut a doxal da nga koy suuxal léegi boo ko suuxalee ñaata doomu aadama ngay suuxal après. kon mu mel ni daal jot nañu xoolaat bu baax a baax comportement yi dégg nañ jamono ji ray yi bëri na ci dëkk bi xoolaat comportement yi xoolaat nekk nii kilifa yi tamit xoolaat seen bopp parce que ci cas bi ñu nekkoon duñu ko fàtte toujours mooy kaaw Mamadou Diop ISEC yegg ci kaw nee nañu xale bi nee na yegg ci kawam ba ëmb juddu ci à l'âge de 17 ans kese nekkul comportement yi nga xamante ne ni yu rafet la yu ñu rafetlu la vraiment tey loolu la ñu ñëwoon peut-être pour waxtaanee àndoon ci ak grand Samir nekk journaliste koo xamante ne ni homme de média la peut-être di dugg ci yu bëri di ci xam indi lañu ci ay leeral vraiment ñu bàyyi la nga daal di wax sa kàddu gu mujj amaana tàggoo. waaw les moom daal li ñuy def mooy santaat yàlla julliwaat ci yonent bi tedd bi alayhi salaatu wasalaam ñaanalaat mag ñi parce que gis nga ñi topp ndigali mag ñi duñ dajeeg mbugal mukk waaye ku fi wàcc ndigal li bu dajeeg mbugal par force gars yi li nga xamante ni loolu la ñuy woote di ko wax bés bu ne ak la ñuy dund intérieurement bokkul kon la Serigne Saliou jàngale woon na ndaw ñi wekk mag ñi yërëm ndaw ñi yàlla jox li nga xam ne cër yi mu leen jox la nañ xam li ñu leen jox lu mu doon dénkaan la te yàgg dañu fiy jóg ndax ku ci ne war nga mën a xool ka la fi jiitu woon la leen ci war ñu def ko te yàlla tax wàcce seen bopp ak yàlla te kenn ku ci nekk ci ñu itam defaraat sa bopp defaraat sa xel yaraat sa bopp parce que magum jëm boo ko bëggee yar day metti mais kenn ku ci nekk ci ñun moo yaraat boppam xam ni lii jaadu na xam ni lii bu ma ko defoon sama bopp du ma neex buñ ma ko defoon du ma neex bul ko def kenn kuy bàyyi xel loolu rek defe naa ni tey jii yii di xew ni yëpp dootuñu ci yàgg parce que yàlla dafa maanu daal te maanoom googu nag fi buñ moytul moo ñu nar a sànq ëllëg kon nañ bàyyiwaat xel suñu bopp bàyyiwaat xel njàngale bi ñu mag ngi jàngale woon bàyyiwaat xel suñu diggante ak suñu borom am na solo loolu daal di sant bu baax baax mbokku internet yi nga xamante ni ñi ngi suivre émission parce que yow gars yi dañ lay topp parce que da ngay génn fu la neex daal macha allah rabbi waaw yaakaar naa ne wax ji leer na li nga fi ñaan yëpp yàlla na ko yàlla nangu gars yi ñoo ko déggandoo ku nekk tamit kilifa nga ak loo mënti nekk loo bëggul ñu def ko sa doom bu ko def doomu jàmbur parce que kenn bëggul yaakaar naa ne am doomam boo am 17 ans keneen jóge fële nekk kilifa yegg ci kawam ba ëmb juddu ci lu waaye bañ ñu defati loo ko bu ko def kenn pour Sénégal jëm kanam ñu ngi leen di jaayfal